salaamaaleykum téléspectateur Diaspora Vision ku nekk ñoo ngi leen di nuyu seen tur ak seen sant dellusiwaat fii rek ci seen émission li nga war a xam tey li nga war a xam nag dafay dalal gan gi tudd monsieur Mamadou Tall di juriste nekk fii ci Italie fii ci Bergamo di liggéey ci li nga xamante ne mooy questura bu Bergamo ci côté officieux bu nga xamante ne li jëm ci immigration la tey nag monsieur Tall maak moom dinañu waxtaan lu jëm ci cittadinanza dinañu waxtaan tamit ci problème permission de séjour yi te dinañu waxtaan tamit ci li nga xamante ne mooy problème cittadinanza ak yeneen ma bàyyi ko rek mu nuyonte ak yéen ñu doog a dugg ci biir waxtaan monsieur Tall ñoo ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Sophie di am mbégte di ñëw toujours ci émission yi di gërëm waa Diaspora Vision di ñaan yàlla waxtaan bi ñuy wax mu nekk waxtaan boo xam ne vraiment képp koo xam ne yaa ngi seetaan na Diaspora Vision rek da nga ci mën a jëlee ndam incha allah. merci beaucoup gannaaw bu mu nuyoo ba pare rek monsieur Tall comme ni ma ko waxee woon ci introduction monsieur Tall juriste la nekk fii nag di liggéey Bergamo ci questura bi di yëngatul rek lépp loo xamante ne moo jëm ci immigration di jàppale ay mbokkam boole ci tamit monsieur Tall balaa maa ko sori rek ci waxtaan bi rek dama bëggoon ñu nga wax ma dara rek ci li nga xamante ne mooy loi bi bees bi ci immigration dama ci mën a wax. voilà donc. wax ci loi bi moom loolu dina ma yomb parce que mooy li nga xam ne ci lay xëy di ci gont muy donc décret de sécurité bi nga xam ne mu mujj génn le 5 octobre bi passé 2018 mu am ay coppite yoo xam ne dañ ko def ci wàllu immigration te coppite ko yooyu nag yi ci gën a am solo te ñu concerné yu mu doonoon li nga xam ne moo jëm ci ñi nga xam ne dañ fi dikkoon demandé woon fi par exemple asile politique ñu joxoon leen ay permis de séjour yu ñu tuddee woon permis de séjour pour motif humanitaire te loi bi ñëw daal ne permis de séjour yooyu léegi da koy éliminer na ko donc léegi depuis le 5 octobre 2018 permis de séjour pour motif humanitaire amatul yooyu permis de séjour dañ ko remplacer par des permis de séjour yoo xam ne dañ leen a jox ay tour muy ay permis de séjour yoo xam ne ko tuddee per motivi spécial yi cas yi spécial yi lañ ko tuddee mooy cas spéciaux donc képp koo xam ne amoon na permis de séjour boobu léegi boo ko dugalee di ko renouveler ay situation moo mën a poser mën nañ la jox séjour boo xam ne dañ ciy bind la taxoon maanaam ba ngay wax ba nga koy demandé bu doon affaire feebar dañ lay jox na la donc dañ koy def muy courrier médiqué wala su fekkee ne par exemple situation sociale bu doyoon waar la mën nañ la jox aussi séjour boo xam ne dañ lay wax ne bon pour motif cas spécial la kii la wala ki nga xam ne par exemple dafa def loo xam ne daal la wax dëgg yàlla dafa sauver nit wala mu defal nit lu nga xam ne nit ku doon bëgg lore mu dimbale ko kooku tim dañ ko jox wante nag ñooñu seen am na ñoo xam ne mën nañ ko bañ a jox ndaxte commission bi day wax ne la taxoon ñu jox la ko situation boobu léegi jeex na fi wala par exemple mu ne la boo am fekkee ne am nga sa liggéey wala mu ne la da ngay jël si commission nga ñëw ñu dégluwaat la pour seet ndax dina jaar ñu joxaat la ko wala dina la ko jox loolu mooy ci wàllu donc séjour boobu ma la waxoon muy motif humanitaire bi nga xam ne daf ko éliminer mais beneen bi nga xam ne nag moom ci la gën a dugg mooy lu jëm ci wàllu nationalité bi moom lañ tuddee cittadinanza bi kooku yaakaar naa ne xam naa ne bu si kanamee doon ci del si pour wala daal ñaari point yooyu daal la gën a indi coppatiku ci li nga xam ne mooy décret bi nga xam ne moom lañ tuddee décret de sécurité bi ñëw bu nga xam ne moom mooy le 5 octobre 2018 bi. waaw comme ni nga ko waxee léegi rek que ñenn ñi dañ leen di jox këyit après ci motif yooyu su amatul ñu nangu këyit yi mais vous pensez pas que loolu tamit dafay tax clandestin gën a bëri ci dëkk bi te ñoom dañuy bañ clandestin. waaw loolu nga wax moom ci approche ci analyse effectivement parce que ñi fi nekk dikk demander asile politique raison da doon bëgg ne su fekkee ne ñoom demandé nañ man du ñëpp nag lañ mën a may parce que aussi ñun dañuy analyser lu nga xam ne ñun dañuy gisee dañuy joxe suñu opinion ci nu mu war a mën a demee mais aussi il faut ñu xam ne aussi loi la parce que asile politique ab loi moo ko tënk benn loi benn convention de Genève la bu wax yan condition la ki nga xam ne nekk na ci condition yi bu demandé ñu mën ko jox asile politique mais ñoom dañu seetlu ne effectivement te muy dëgg aussi yàgg naa ko wax ci ay émission parce que ñi nga xam ne ñoo dugg ci gaal yi ñëw yëpp ñëpp ñi ci ëpp 3/4 bi yëpp du ay
situation yi moo tax ñu jóge seen dëkk du ay situation de guerre wala ay situation yeneen ak yeneen comme ni nga xam ni ki nga xam ne moo war a demander réellement asile politique pour ñu jox la ko ñoom nekkul ci situation yooyu ci cas yooyu loolu moo tax le plus souvent muy ñoo nga xam ne il n'était pas préparé à ça dañoo ñëw ba fii ñu nag xamal leen nag na leen nag comme da ngeen a dugg si de manière illégale maanaam de manière clandestine maanaam bu ngeen fi dugg indi fi kayit ni ngeen ñëwee situation bi bu émergence la moom lañ fi duggee ñoo nag léegi dañ leen di considérer comme ay demandeurs d'asile politique loolu mooy tax sax ñu ci bëri buñ demandé kayit duñ leen ko jox parce que la ñuy wax ak la tax ñu ne waral may kayit lu loi bi lu convention bi wax ne ci situation ci condition yooyu nga war a nekk pour ñu mën la jox kayit ñoom nekkul ci condition yooyu waaw ñoom nekk ñu ci condition yooyu te gis naa ne ñu ci gën a bëri nag ay sénégalais lañ est-ce que sénégalais yi am nañ droit tamit pour def demande boobu parce que ci sa biir wax comme ñi nga xamante ne seen dëkk dafa am ay problème ay guerre ak yooyu te ñun nekkuñu ci situation yi te bëri na trop ay jeunes yi fi nekk. voilà xam nga foofu tamit il faut ma leeral fi loolu lu am solo parce que asile politique duwut na rek ne sa dëkk dafa war a am guerre pour nga mën ko demander non parce que dafa am ay motifs. asile politique dafa am dafa am 3 conditions yi la ñuy demander asile politique 3 situations yi bi njëkk mooy dañu wax ne asile politique yaa ngi koy demander pour motif politique wala religieuse yaa ngi may dégg wala ñu ne affaire discrimination yaa ngi may dégg wala affaire nga bokk ci benn groupe moom lañ tuddee affaire ay homosexuels yooyu nga bokk ci yu mel noonu nga tax xam ne yow sa dëkk seeni loi dëkk mayu la pour nga mën a def lu mel noonu parce que ku mel ni ñun suñu dëkk yi xam nga loolu kenn tolluwu ko wala affaire religion aussi donc yii la ñu wax ne mooy yi nga xam ne mooy juróomi cas yi nga xam ne moom ci nga mën a demander asile politique donc un sénégalais mën na ñëw fii na damay demander asile politique mais du wax ne Sénégal dafa am guerre mais day évoquer par exemple na man un exemple nit mën na dëkk déjà un exemple rek mais du question caractérisation mais par exemple ñi ci ëpp Casace yi souvent ñoom bu ñëwee dañuy jël problème mu rébellion bi da ngay gis ku ñëw indi cas boobu mais aussi da nga gis aussi un sénégalais boo nga xam ne day ñëw poser problème mutilation génitale gis naa jigéen ñuy def loolu par exemple jigéen gu ñëw ne dañ ko bëggoon defal mutilation génitale maanaam xam nga li ma la bëgg a wax maanaam mooy ñi nga xam ne dañ leen bëgg a xarfal jigéen na dañu bëgg a xarfal te loolu lu yoon organisation mondiale de la santé ak maanaam yoon droit de la personne sur la vie yëpp dañ ko sanctionné un sénégalais mën na ñëw fii wax na aussi man dama nekkoon musulman bëgg nekk chrétien sama parents yi bañ wala vice versa loolu te mi ngi fi wala man dama bëggoon a marier benn chrétien papam bañ parce que man musulman la wala yaayam bañ wala nang ma am ay problème ak moom ak yu mel noonu wala nit na man comme ni ma fi gis ay cas dama def benn jéya ñu ne ma boo fi toogee dama lay rey donc yow parce que asile politique mooy da ngay ñëw pour demander protection waaw te sa dëkk bi la waroon a protéger mënu la protéger donc que un sénégalais demande asile politique nekkul lu nga xam ne dañuy wax ne lu wartu mën a nekk la voilà mais comme par exemple yi nga wax ne xam nga parfois nit tam dina wax loo xamante ne rien que pour am ay këyit rek vous pensez pas que suñ defee genre wax yooyu du am vérification boo xamante ne dina xam dëgg la wala du dëgg ndax est-ce que du la yàqal tamit bu dee waxoo dëgg. tu as parfaitement raison parce que aussi xam nga commission boo demee ci commission man dem naa commission à plusieurs reprises comme interprète comme maanaam comme traducteur mais boo ñëwee ci commission bi ñi composé commission bi ce ne sont pas n'importe qui bon ay représentants au commissariat des réfugiés dafay nekk benn représentant par exemple préfecture dafay nekk représentant police dafay nekk benn représentant par exemple administration dafay nekk maanaam maire wala représentant maire bi yooyu dafay nekk donc ñi ngay toog ak di wax ñoom xam nañ la situation dans tous les pays xam nañ donc am na loo xam ne boo ko évoqué ñoom dañ xam nañ que un Sénégal bu bëgg a toog na Sénégal dafa am guerre xam nga ne yow boo ko waxee ñoom xam na ne Sénégal amul guerre parce que ñoom lépp luy situation ci dëkk yi xam nañ ko aussi dëkk bu nga xam ne aussi respecté ay droits de l'homme xam nañ que donc mooy li ma lay wax ñoom moo tax it ñu ciy ëpp bu ñu demandé asile politique ñu ci bëri dañ leen di rejeter pour te dire que man mi nga xam ne man maa nekk police di gis chaque fois notification yi leen di jox ay notification de rejet la parce que da lay wax na yow li ngay wax ak li tax ñu war la jox kayit mu méngoowul wala sa histoire bi dafa nekk histoire bu vague boo xam ne daal amul dara lu taxaw lu war a tax ñu war la mën a jox kayit comme pour répondre à ta question wax la na la mën ngay ñëw di raconter di nga lépp say lépp waaye ñi ngi ko séqal xamal ne ñoom ils sont très bien informés xam nañ la situation bi am ci dans tous les états. c'est vrai d'accord naa ci li nga wax loolu parce que tamit lu ci mënta doon rek na nit ki wax dëgg moo gën a leer daal moo gën a wóor. waaw mais xam nga aussi kuy wut kayit
am na ñoo xam ne joxoon leen kayit man xam naa ci ay sénégalais joxoon leen kayit ca la doon raconté lu nga xam ne ñoo ko inventé fexe ba ci leen inventé li ñu jox la ci kayit. loolu am na mais donc nag ki nga xam ne day ñëw nag pour wut kayit mënoo koo tere mu jéem a seet moom lépp loo xam ne yaakaar na bu ko waxee ñu jox ko kayit mu wax ko. waaw comme instant yi ñu ngi am gouvernement bu bees. bëgguma jaar ci turu kenn mais vous pensez pas que ñun sénégalais yi fi mu nekk ni suñu nekkaay fii est-ce que méttiwul lool yaakaar nga ni que dina am lu changé parce que vraiment xat nañ torop. waaw non xam nga yaakaar naa dafa nekk dañu toll ci benn moment boo nga xam ne boo xoolee au niveau mën naa jël Europe ma wax Europe bi nga xam ne ci la ne. gouvernement yi nekk Europe boo xoolee yëpp dafa nekk ay gouvernement de droite dañoo nekk dans la montée des gouvernements de droite te gouvernement de droite yi ci ëpp seeni politique mooy des politiques de nationalisme donc ay politique de repli sur eux-mêmes donc ñoom comme fii gis nga li fi kaw ma jox ñu cas de l'Italie qui nous concerne xam nga tey gouvernement bi nekk fi tey soo gisee mu gagné élection yi parce que sooy def campagne nga xamal nit ñi na leen man su ma ñëwee priorité mooy italien yi bala maa wax benn gan italien yi la ñuy wax ak seen ba italien yi ba seen i problème rek ba pare ñuy wax ku mën a wax loolu soo ko waxee koo xam ne dafa am ay problème wala nangam dañuy wax ne effectivement ki damay adhéré dans ça donc damay adhéré ce programme am loolu leen may ñoom ñu gagné élection yi ñu gagné élection yi ñoom it ban gagné élection yi il faut ñu teg ñoom it ay jéego wala yoo xam ne wala ñoom it dana teg ay stratégie wala danañ teg ay programme yoo xam ne wala ay politique yoo xam ne pour xamal nit ñi ne leen li taxoon ngeen waxoon leen li taxoon ñu waxoon leen ngeen voté ñu dañ leen koy appliquer loolu nag aussi bu amee effectivement ku ci gën a souffrir toujours mooy gan gi mooy immigré bi nga xam ne nekk na fi ñu moo gis danaa ci dellu si léegi pour ñu ñëw ci nationalité yi moo tax ñoom bi ñu dikkee dañu teengal affaire yi xam nga ne nit nekk fii doon fi liggéey amatoo liggéey nga dugal sa kayit ñu may la benn at nga dugalaat ko amoo liggéey ñu nangu ko parce que amoo liggéey xam nga loolu dafa doy waar koo xam ne def nga fi ay ati at yàgg nga fee liggéey di verser lu def la nag mais nga doon nag duñ ko tuddee ci clandestin mais da ngay nekk irrégulier parce que nekkoon nga ko régulier woon waaye sa nangu sa kayit gi moo tax nga nekk irrégulier yooyu nag nekk na fi ay jafeñ ci dëkk bi posé fi ay problème ba am na nit ñu bëri nag léegi moo tax nag ñuy jël di emprunter yenn chemin yi ba mu leen di jël ay loraange chaque fois ñu di ko gis mais yu mel noonu en général bu amee nit ñi dañu war a am lu ñu war a taxawee parce que olof day wax ne ab taal su bañee tàkk wala ku ne da nga koy jéem a taalee quoi donc loolu c'est pour dire quoi situation bu changé da ngay xam ne situation changé na nga amaat yu beneen taxawaay booy taxawee nga amaat beneen nooy doxalee bu loolu la nga doon doxalee waat. dëgg la wax bi leer na la mais aussi tamit am na problème de séjour yi laay wax am na ñu bëri ñoo xamante ne dañu am ay problème de séjour parce que amuñu liggéey mënuñu ko renouveler. du seen yaa suuf moo tax mais dañoo mënul am liggéey ñooñu seen situation yow vous pensez que noonu lay continuer ba kañ léegi suñ nangu sa këyit nga amoon 1 an ñu jékki-jékki nangu ko soo amaatee liggéey ci diggante bi est-ce que mun nga dem déposer waat pour mun a amaat këyit. non xam nga këyit maanaam kii am séjour fii dama koy wax toujours di wax Italie ba léegi la loi de 2012 ba le 2002 juillet 2002 bi loi Bossi-Fini moo fi nekk en vigueur. xam nga Italie loi bi nga xam ne moo tënk immigration ñu ngi ko tuddee le test unique sur l'immigration mais test unique sur l'immigration bi maanaam tey bu doon tey jox la ko tey misaal nga comprendre day mel ni mooy constitution bi maanaam mais nag constitution ku ne xam na ne ay loi ko composé te loi yi dañ koy changé. moom ngay dégg toujours nga dégg ay révision constitutionnelle ak nu mu la mën ta wax. fii tim c'est le même cas donc loi bi nga xam ne moo nga xam ne moom moo régir moo gouverner l'immigration ñu ngi ko tuddee le test unique sur l'immigration mais nag après test unique sur l'immigration bi en juillet 2002 dañu fi indi ay modifications yu am solo yu tuddee ko loi Bossi-Fini muy loi boo xam ne ba mu ñëwee dafa wax ne léegi titre de permis de séjour yi seen validité mi ngi dépendre ci nga am liggéey léegi ku nga xam ne da nga fiy nekk daal léegi tax nga di fi toog di fi am séjour ñu di la ko renouveler. mais ñooñu mooy ñi nga xamante ne ci léegi boobu lañu am wala même ñu amoon avant même ñu amoon ci léegi biir non ñëpp ci biir ñëpp la maanaam titre permis de séjour la wax dafa différence ki ko amoon avant Bossi-Fini ki ko am après moom ñoom dañ na léegi daal permis de séjour bi daal li koy garanti mooy liggéey moo koy garanti contrairement aux autres pays ay France soo amee sa carte de séjour c'est terminé tant que defoo fa la tax kuy may c'est terminé Italie nag moom depuis 2002 ñoom dañu wax ne validité permis de séjour bi li koy garanti mooy un contrat de travail mooy wane ne nit ki mooy yaa ngi liggéey
yaa ngi verser ay taxes ci état bi donc boo renouveler dana la koy renouveler d'ailleurs loolu sax moo indi ay jafe-jafe ñu bëri suñu mbokk jaaykat yi ñi nga xam ne loolu lu ñuy def lu ñu tuddee labeur autonome mooy sa liggéeyu bopp ñu ci bëri bu njëkk da nga daa am sa licence boo amee sa licence am sa partie IVA rek nekk si li ngay nekk daal di commencer di jaay sam njaay boo demee bu séjour bi waaj a jeex rek da nga daa ñëw joxe ko rek ñu defal la sa 2 ans nga dem depuis gars yi nag depuis 3 ans 4 ans ci gannaaw gars yi jël ci ay mesures nag na léegi dañuy xool ndax ñi comme nag da ngay liggéey sa liggéey bopp effectivement te loolu yoon la loi la da nga war a am commercialiste commercialiste bi di la defal un bilan bi ngay def yow mi nga xam ne yaay jaay muy xool yow at mi loo ci am sa njaay mi comme léegi bu ko defee ci li ngay am si sa at mi si njaay mi ci la ñuy déduire ay taxes yoo xam ne da nga ko war a fay état bi en bon droit parce que loolu mooy yoon comme yaa ngi liggéey di am looy dugal sa poste mais état tamit gafakaam dafa am lu ñu ci war a dugal lu ñu tuddee ay impôts ay taxes moom la ñu tuddee versement prévidentiel yi ngay dégg parce que loolu ñuy verser aussi moo lay tax ne yow soo feebaroon ñu faj la loolu ngay verser aussi mooy tax bu ëllëgee boo doon retraité ñu di la ko fay ak yooyu parce que yooyu lu ñuy joxe la donc pour me revenir wax la nag léegi ki nga xam ne léegi nag loi bu si fini boobu moo tax nag léegi nag suñu mbokk yi wala ñëpp sax immigré yi de manière générale da ngay ñëw dugal sa séjour bi jeex ñu ne la comme séjour bi jeex na dañ lay joxe séjour 1 an bind ci ne attese occupation ne maanaam jox nañ la ko pour 1 an en attendant nga am liggéey léegi bu séjour bi jeexaatee yoon na la mën nga ko dugal mën ngaa dugalaat waaye boo ko dugalee nag faaw nga am liggéey pour ñu mën la ko jox parce que kenn du la jox ñaari yoon yu toppaloo séjour boo xam ne ñàkk liggéey tax ñu di la ko jox su ko defee léegi bu la ko joxee benn yoon bu jeexee foofu tamit ma ci incité am na suñu mbokk yoo am na ñu bëri tey boo defee séjour ñu jox la ko 10 occupation rek attese occupation ne am na ñoo xam ne bu jeexee amoo liggéey rek da ngay wax ne man dañ lay wax ne bul ko dugal boo ko dugalee déedéet yoon daf ne da nga koy dugal boo ko dugalee nga xam ne da ngay am reçu maanaam bu dee poste la effectivement ñu jox la reçu bi la jox poste ak séjour bi donc yaa ngi régulier ba tey kooku nit mën la cee jël nga liggéey donc da nga koy dugal mais nag boo ñëwee di teg baaraam da lay wax ne gis nañ ne ñu ngi la ko joxee woon ñàkk liggéey léegi nag teg nga baaraam séjour bi kenn du ko estampé te indiwoo liggéey donc nag da ngay fexe ba am liggéey pour ñu mën la estampé séjour bi suñ toogee benn délai nag yow indiwoo liggéey ñu xam ne yow mii kat nekk nga ci réew mi amutoo fi liggéey ñoom dañ koy nangu dañ lay jox benn notification de rejet na la yow amatoo condition yu war a mën a tax nga toog ci réew mi moom lañ tooyee xale yi daal la dañ ko jox feuille de via te loolu bu la ko joxee li nga xam ne loolu li yoon prévoir ci rek mooy mën nga def recours au niveau du tribunal administratif de Brescia mooy TAR ñoo la mën nga def recours waaye recours aussi comme li ma yàgg wax booy def recours da ngay am li war a tax nga am recours da ngay am cëslaay ngay am looy jox avocat bi nga xam ne moom la avocat bi di jox juge bi recours doona damay def recours rek pour def recours su fekkee na nga def recours te amoo les éléments yi nga xam ne mooy mën a tax recours bi ngay def nga mën ci am yaakaar am ci ndam boo ko amul mënoo def recours parce que avocat bi aussi du dem rek na leen day def recours day am ay éléments pour mën a étoffer pratique bi nga ko jox pour mën a étoffer li nga ko jox pour mu mën a dem ci juge bi ne kii kat dañoo nangu woon kayitam waaye am na par exemple loolu moo tax loolu su amee sooy def recours dañ lay wax souvent comme kenn mënu laa jëlati ndax amatoo kayit soo gisee par exemple comme ni ma ko waxee woon fi benn émission soo gisee Cheikh Mbengue mi yor restaurant am mu ne diw mii kat nga xam ne nangu leen kayitam man pare naa su amee kayit man dinaa ko embauché sama restaurant mu di ma raxasal loolu bu ko avocat bi jëlee yóbbu ko ci juge bi li ci ëpp juge bi wax na comme kii ñàkkoon liggéey moo tax ñu nangu kayit bi te am na koo xam ne pare na pour embaucher ko pour mu liggéey léegi danaan ko defal danaan accepter recours am bi jox ko may ko dëgg wax questora naka defal benn séjour bu ñu tuddee séjour pour motif de justice mu jël ko nag dem ca Cheikh Mbengue mu assuré ko mu assumé ko su ko assumé mu jël contrat bi yóbbu police nag police defal ko nag léegi séjour bu delloo ko séjour ba nga xam ne moom la amoon wante loolu mooy possibilité bi nga ko mën a amee mais boo toogee defoo recours même parce que kenn mënu laa jël kuy liggéey da ngay am kayit moo tax nga mën a liggéey kuy liggéey day fekk da ngay nekk en règle mooy tax ñu jël la nga liggéey. dëgg la. voilà mais loolu dafa concerné rek ñi nga xamante ne séjour la ñor. mais bëri na tamit ñoo xamante ne dañoo am carte séjour te amatuñu liggéey mais ñoom est-ce que am na loi bu gën ci côté boobu tamit. waaw foofu tamit ma leeral fi dara xam nga comme li may wax rek xam nga titre xam nga permis de séjour ak même ci carte bi. carte boobu moom lañ tuddee depuis 2007 moom lañ tuddee soggiornante di lungo periodo bi moom mooy bi nga xam ne moom la ñuy wax ne moom illimitata la woon en 2000 bi ñu koy njëkk a def 2007 dañ ko defoon rek muy durer 5 ans waaye nag ci loi bi dañu wax ne xeetu permis de séjour bi c'est à tempo indéterminato ñu ne dañ koy def 5 ans bi ñu waxee dañ koy def 5 ans syndicalistes yi daal ne
daal di ñoom it réunir daal ne ministre de l'interne xam nga yëfi loi la comme ñu ngi koy def muy am escadence rek bu ëllëgee te nee ngeen indéterminato la da ngeen koy defal ci kayit bi dañu ci def luy wane ne indéterminato la parce que soo leen indéterminato la pare te wutal ko fu muy jeexee bu jeexee foofa te waa ji amul liggéey bu ëllëgee mën na ko indil ay jafeñ-jafeñ moo tax léegi boobu la gars yi changé en 2010 ñu bind ci illimitato wane na séjour boo xam ne boo ko xasee ba am non xam nga foofu tu dama ciy leeral illimitato wanewut na dafay jeex waxul na du jeex lu dul jeex amul maanaam illimitato bi mooy wane ne xeetu permis de séjour na bii yow kii carte de séjour la nekkutul séjour boo xam ne day am ne fii nga ko war a renouveler wala fii ko war a renouveler mais gis nga comme li gars yi doon tiit dañoo dem ba ci biir ñu ne nag léegi comme document amul benn document bu amul jeexatil léegi juróomi at yu nekk da nga war a ñëw ajournaare ko loolu day fekk si li ma waxoon ca loi bu si fini ba lañu indiwaat rek maanaam dañuy wax ne comme nag Sophie mii am na carte de séjour nañ koy wax juróomi at yu ne mu renouveler ko fi parce que ñoom it boo gisee ñu wax loolu mooy xam nga koom-koomu dëkk ña fa nekk ca dëkk ba di liggéey di ko verser ak yooyu ñoom ñoo koy xam taxe yeeg yooyu mais ñoom bu ñu xool ne ci étranger yi ñi am carte de séjour ñu ci bëri liggéeyatuñ wala xëy na ñi ngi def leneen mais versetuñ ci état bi te ñi ngi yore carte bi parce que tout simplement carte bi ñoo xam ne boo xasee ba am jeex na bu ko kiyati ñu ne non parce que lii daf ñuy pénaliser parce que lii ñuy pénaliser mooy ñii da ngay koo xam ne da koy am ba pare nekk di comme ma jël kaaw Sénégal yi da ngay am sa carte soo ñëwee été bu été bi jeexee nga takk li nga am daal dem Sénégal bu jeexee nga ñëwaat donc yow état bi moom amul bénéficié wu ci dara te mi ngi la jox benn titre de séjour bu tax nga mën a ne ci réew mi di ci am di fi gagné dara ñu del si nag ci loi bu si fini bi ñu ne léegi nag ci nga ko année yu nekk da ngay ñëw di ko ajournaare bon soo ko defee ci nga ko année bi maanaam mat na 5 ans nga ñëw ajournaare ko mën nga bañ a am problème su ko defee léegi nga indi sa résidence photocopie carte bi ak sa passeport nga jox leen ñu delloowaat la beneen carte bu am 5 ans mais foofu tamit dama ci leeral dañ ko defee noo xam ne dañ ko teg ci xel dañuy wax ne Sophie balaa am carte day fexe ne def na fi 5 ans donc bu 5 ans yi jeex Sophie bu ñëwee di ajournaare mooy de woon ça veut dire que Sophie def na fi 10 ans donc nationalité taxaw na dégg nga wax ji. waaw parce que carte bala nga koo mën a am ci loi bi mooy da nga fay def 5 ans de résidence. pour nga mën a am carte de séjour. maanaam dafa bokk ci conditions yi mais du boobu rek du condition boobu rek quoi c'est-à-dire que maanaam ci présence sur le territoire bi da ngay am 5 ans de résidence pour nga mën a dugal carte. plus nag yeneen conditions yi après boo bëggee sama dellu si léegi nag ñu ne su 5 ans yi jeexee da ngay ñëw ajournaare ko léegi boo ñëwee di ko ajournaare déjà ça veut dire que defar nga fi 5 ans plus 5 ans yi mu duré def nga fi 10 ans. loi bi na la boo fi defee 10 ans de résidence am nga droit nga demander sa dinaan sa xam nga mais nag pour ma dellu si ci carte bi. day am ñoo xam ne bi ñu amee carte bi parce que cas yooyu moo posé moo tax li nga may demandé bi am na ci suñu mbokk je parle de loo xam ne moo ñu concerné parce que moom lay gis suñu mbokk yoo xam ne dañuy am carte dem Sénégal boo demee Sénégal nga toog fa sa 2 ans wala sa 3 ans xëy na da nga wax dama fa dem pour monter fa benn affaire wala damay dem pour xool ndax daa mën a toog ak nangam nga dem yàlla mi nga xam ne moo yor ay dogalam la nga nësaroon yàlla na la noo du demeewul noonu nga wàññeeku fekk def nga fa 2 ans léegi ba ngay dem léegi perte nga sa résidence parce que résidence mënoo toog Sénégal 2 ans 3 ans résidence bi ñu la ko fi téyel fii ci loi ku ne xam na ko police locale yi dañuy ñëw ci kër yi demander xool suñu xoolee xam ne Sophie mii kat wala nekkatu fii ñu ne dañuy cancellarer mu nga dégg ñu naan cancellarer nañ ko ñu cancellarer sa résidence déjà amoo résidence nga toog Sénégal 2 ans nga dikk ñu ne la léegi da ngay war a ajournarer souvent kooku ñi koy def mooy carte bi déjà romb na fa nga ko war a ajournarer woo ko fa léegi nag nga ñëw boo dikkee aéroport bi ngay jaar souvent da ngay ñëw gars yi la police des frontières ñoo la boo demee na nga ajournarer sa carte bi parce que ñoom am nañ directive bi wax nañ leen ko léegi nag nga ñëw war ko ajournarer amoo résidence nga ñëw ñu defal la hospité léegi hospité bi nga leen jox yàlla bu fekkee ne sa passeport ba nag ba ngay dem tamponné woon nañ fi yaa ngi fi jógee ak bi nga dugg see tampon def nañ ci tampon bi nga fiy jógee changé woo passeport bi mu am tampon boo xam ne yow génn nga territoire bi plus de 1 an te loi bi dafa wax ne loolu ti ma dellu si su fekkee ne da nga dugal séjour da nga am séjour bu dee séjour bi dafa durer 1 an soo génnee war a def plus de 6 mois parce que dañuy wax ne kuy liggéey wax dëgg yàlla mënoo def plus de 6 mois ci biti bu dee da ngay liggéey rek nekk ci dëkk bi liggéey waroo toog ay lu ëpp 6 mois ci dëkk ba soo yoree séjour boo xam ne day durer 1 an donc waroo def plus de 6 mois war na fekk la ci dëkk bi de la même manière boo renouveler ñu jox la reçu poste bi plus séjour bu jeex bi dana wax ne amoo droit nga def plus de 6 mois à l'euphorie beneen bi mooy carte de séjour boo amee séjour boo xam ne dafay durer ñaari at ñu ne la waroo def lu ëpp at boo amee carte de séjour bi mooy illimitato bi ñu ne la ci waroo def lu ëpp at léegi nag Sénégal bi ki nga xam ne dem na def fa 2 ans ñëw amul résidence ñëw dugal nag di
di ajournar benn ñoom li ñu njëkk a xool mooy dañuy xool liggéey ñoo xam ne kii naka lu mat juróomi at a ngi nii liggéeyul wala ñetti at a ngi nii liggéeyul muy benn cas ñu xool ne kii amul résidence ñàkk résidence day signifier ne nekkul ci dëkk bi parce que ñoom noonu lañu koy interpréter te donc aussi ci yoon day nekk loolu parce que ab dëkk ku ci nekk dëkk fa da ngay am résidence nekk fa waaye nag su fekkee ne ñoom dañu xool xam ne yow amul résidence ñu ne kii mooy ñi nga xam ne dañoo yor seen carte ban ko amee lañ gëj ci dëkk bi nekkutuñ fi bu dee ñeneen ñi am na ñu nga xam ne léegi ñoom ci Castro Bergamo en général waxuma sax dañ lay jox séjour mais dañuy révoquer carte bi nangu carrément révoquer wana la parce que loi moo ko wax waroo assenter territoire bi plus de 1 an yow def nga 2 ans Sénégal ñu xool ne yow liggéeyoo ñu xool ne yow amoo fi résidence kon ñu ne kii moom defu dara ci dëkk bi toogu fi am nañu Castro Bergamo day révoquer carte bi bala ko révoquer nag dana la wax ne da nga ñu wone lan moo tax nga supérare délai bi au niveau de li tax 2 ans yi nekkoo fi nga ne foori Italie indil ñu justification bi loi bi nag léegi justification yi nga mën a indi mooy sama baay a feebar nga indi kayit yi sama yaay a feebar nga indi kayit yi sama jabar a feebar nga indi kayit yi wala sama doom a feebar entrée nga indi kayit yi. wala yow nga feebar sa bopp. waaw wala yow nga ne man dama fa defoon service militaire moo taxoon nga indi kayit yi nga démontré rek wala yow dañ la fa opéré woon ngay def lu ñu tuddee séance de rééducation. te fa nga ko doon defee da ngay indi kayit yi boo indi kayit yi ñu delloo la nga amoon mais boo indiwul kayit yi mën nga cee ñàkki sa kayit am na ci ñoo xam ne. mën nañoo ñëw fekk bu ñu pertul résidence bi ñu jox leen séjour 1 an wala séjour 2 ans loolu mooy situation mooy ñi am chance yi daal. mooy ñi nga déet ñoo chance bi mooy dafa am lu wane na sax au moins moom mi ngi fi. parce que am na fi résidence am. na résidence quoi. voilà ok waaw suñu weesoo loolu rek tamit ñu ñëw ci li nga xamante ne rek mooy cittadinanza yi. parce que am na ñoo xam ne ñu bëri damay gis pour ñu déposer cittadinanza dañuy am problème. nationalité italienne ñu koy waxee cittadinanza damay jël rek ñaar yi nga xam ne moo ñu intéressé parce que am na ci yeneen forme mais ñun yooyu kiiwul mooy bu ñuy wax nationalité per résidence ak nationalité per mariage c'est vrai que am na nationalité per adoption yaa ngi may dégg wala ko nga xam ne dafay juddoo fekk ndeyam ak baayam am ay nationalité ñoom moom parce que Italie loi italienne en matière de nationalité ñoom dañuy appliquer lu ñu tuddee le droit du sang moom la ñuy wax jus sanguinis. am na ci pays yoo xam ne dañuy appliquer lu ñu tuddee jus solis mooy le droit du sol mais Italie moom droit du sang lay appliquer donc ki nekk italien mooy kuy juddu fekk sa ndey nekk italien sa baay nekk italien wala sa ndey ak sa baay nekk italien kooku nekk italien mais su mooy ñooñu wala nga adopté italien ñëw adopté koo xam ne étranger la jox ko na comme Balotelli Mario Balotelli bii nekk Giocatore ay Ghanéen leen d'origine mais la famille Balotelli de Brescia ñoo ko adopté moo tax mu am nationalité italienne tudd Mario Balotelli mais adoption boobu nag dafay nekk lu ñu tuddee adoption boo xam ne c'est complète maanaam yow da ngay perdre sa document yi sa famille d'origine bi parce que Balotelli ñoom Barrois lañ sant mais moom Mario Balotelli lañ ko tuddee mais ay rakam ay ñu mbokk ak ndey ak baay ñu ngi fii ay Barrois lañ sant ñoom seen ay Ghanéen lañ mais comme dañ lay adopté da ngay jël turu santu ki nga xam ne moo la adopté day mel ni yow yaa nekk seen doom d'ailleurs loolu tax moom mu am nationalité bi donc mu del si ñun yu ñuy concerné yi ñun mooy nationalité par résidence bi pour résidence bi wala nationalité pour mariage bi alors nationalité yi ci loi italienne waxul na ne boo koy déposé da ngay liggéey kenn waxul loolu loi bi waxul loolu loi bi dafa wax ne soo koy dugal na nga wane ne ñetti at yi mujj yow doon nga liggéey te mooy am nga revenu donc ku ko doon dugal 2019 bii da lay wax na nga indi coup de 2019 coup de 2018 ak coup de 2017 maanaam ñetti at yi weesu wane na yow doon nga liggéey loolu la ñu wax mais man ngaa nekk chômeur dugal ko yaa ngi dégg loolu mooy bi nga xam ne mooy ci condition wu kudd bi pour nga koy dugal léegi nag ci aussi résidence boobu dañuy wax ne ki koy dugal pour résidence war nga fi am fukki at de résidence yoo xam ne gis nañ ne résidence bi dëggul benn yoon maanaam ku ko doon dugal ci 2019 bi dañuy xool li ko dalee 2019 bi ba nga compter wàcc 2019 soo doon wàcc da ngay dem def naa ne ba 2010 ba 2009 10 ans yi mat donc ñi ngi nekk mois de lan ñi ngi nekk 8 mai ñi ngi nekk tey 11 mai tey ku ko doon dugal par exemple lundi dañuy calculer na yow ba le 13 mai 2009 am nga résidence ba tey 13 mai 2019 te résidence bi ci diggante boobu dogu ci benn yoon maanaam amul benn dagg-dagg ni ma ko expliqué mooy
bokkut ak ma dëkkoon man Tall Bergamo ma ñëw tox si Brescia def transfert loolu dëggul parce que dañ koy transférer résidence bi par exemple commune bu war a Brescia day wax ne am nañu ko tudd Mamadou Tall ku dëkkoon Bergamo transféré ne fii Bergamo donc dëggut sama résidence dëggut mais ku ñuy wax dagg mooy Tall dëkk Bergamo amatuma résidence Bergamo ma jógee fa ñëw Brescia wut fi résidence léegi su fekkee ne dama toog 1 an wala ma toog benn période 8 mois wala nangam boo jógee Bergamo fii awma résidence su ma bëggee dugal nationalité fekk ko defoon naa 9 ans Bergamo dañuy wax ne perte naa ko damay commencer Brescia parce que dañuy wax ne diggante bi dafa am benn bu ci ne te loi bi dafa wax ne dafa leer daf ne fukki eti résidence yoo xam ne amul benn dog-dog. moom la waxee mu ne changer dëkk rek ci saa si da nga war a changer. non changer dëkk moom boo koy def moom transfert la loolu transfert de résidence la. loolu moom commune yoo koy lijjanti loolu moom amul problème su li may wax mooy cancellation ne nit ki ñàkk na résidence am soit dañoo jaay kër ga wala nekkatu fa wala dañ ko génnee. dagg résidence bi maanaam dagg ka mun nañu wax dagg cancellare dagg nañ ko te amul suite dagg bi loolu lañ tuddee ñu canceller résidence bi donc comme cancellare leen résidence bi nag day am bukko léegi na yow boo amee waat résidence ci diggante bi dañuy commencé ci résidence yow li nga amoon boo fa defoon 25 ans li nga amoon ci gannaaw yëpp ñàkk nga ko maanaam mi ngi dépendre ci période bi ngay dugal donc nit mën na dugal 2019 bi fekk na def na fi dëkk bi 30 ans mais 10 ans yu mujj yi la ñuy calculer du ñu wax ne du calculer maanaam jamono ji nga koy dugal ci la ñuy natt ci la ñuy départ sànni fukki at ci gannaaw ndax yow am nga fi résidence waaye duñu wax ne kii 89 la fi dugg ba léegi ñoom loolu intéressé wu leen jamono ji nga koy dugal daal la ñuy calculer donc moo tax gis na fi nit koo xam ne dafay def plus de 25 ans dugal résidence ñu ne ko non tu n'as pas satisfait les conditions de la résidence muy kaas man def naa fi 30 ans non fekk du loolu loi bi di wax dafa leer daf ne 10 ans de résidence ininterrompue amul benn yoon fu mu daggee mais nag ci jamono ji nga koy dugal donc loolu mooy ci problème mu résidence bi léegi nag décret sucré ça bii nga xam ne moom la ñu voté le 5 octobre bi passé ñëw mu ñëw nag ci résidence bi nag mu ñëw ci nationalité bi nag moom indi gën a compliqué parce que bu njëkk boo daa déposé 200 euros lan la daa fayloo benn bolletino muy ab taxe boo daa fay benn bolletino 200 euros mu yóbbu ko 250 euros léegi bu njëkk soo boo daa dugal boo toogee 2 ans wala 3 ans gën kaa sori sa nationalité génn léegi mu ñëw daal na léegi xaar bi yóbbu naa ko 4 ans léegi xaar bi da nga daan xaar 730 journée léegi mu yóbbu ko 1460 journée muy 4 ans yi donc da nga koy xaar par la force. da nga koy xaar bon xaar bi tim foofu dañ ne 4 ans la wax foofu tim loi bi dañ koy interpréter parce que dafa ne intro 4 années intro nag cela veut dire waxuñu la ne par force la mais nag. xamal na daal yow bu génnu tim amoo droit di kaas naan man jotuguma sama kii nanga la da lay wax ne loi bi man wax na nee naan ba 4 ans man nga xaar kon yow amoo droit loo fi wax donc loolu la beneen bi bu gën a doy waar bi nag mooy mu dugal ci nag test de langue italienne bi mooy test bi mu ci dugal na léegi buy dugal nationalité da nga war a démontrer na yow def nga test de langue italienne ban xam ne yow mii da nga am benn attestation bu ñu tuddee B1. mais test bi benn niveau la ñëpp ñoo ko war a def. non maa ngi ñëw léegi B1 léegi nag mu ne kan moo ci ku warta mën a def kii bi test bi mu ne ki nga xam ne moom mi ngi dugal nationalité te fekk na am na carte de séjour mooy séjournante de longue période bi kooku moom du def test bi wala ki nga xam ne ba mu ñëwee Italie moo xam man ma indi sama jabar mu ñëw en général fii ci gannaaw am na à peu près plus de actuellement nii ñu ngi ci 10 ans léegi soo premier séjour boo koy def dañ lay def loolu toujours su bu jaaree préfecture surtout maanaam ñi indi seen jabar yi wala yooyu wala ay flux toujours dañ leen defal loolu tuddee accord d'intégration ne day am benn jour boo xam ne préfecture da lay wax ne da nga lay woo benn jour nga dem benn école nga yendu ca école ba xëy fa suba gi ba ngoon ñu di la fa waxal nan la war a comporter wu Italie ak yooyu kooku ñu ne ku def accord d'intégration ne boobu yow bokkoo ci test bi. parce que test bi genre intégration moo tax pour xam ne ñu wax ne boo demee bay déposer ne dama bëgg am nationalité xanaa war ngaa mën a xam sax dëkk bi dara wala mën a làkkal réewu dëkk bi. donc ki def accord d'intégration moom dañuy wax ne kooku moom déjà souscrire na ci ak intégration wu réew mi kon kooku jaruñu koy defloo test de langue italienne bi. mais de la même manière xam nga dañoo wax ne B1 la soo déggee B1 la benn genre niveau boo xam ne daal day tey bu doon tey Sénégal day mel ni niveau certificat la. donc yow su fekkee ne yow tey Sophie da nga doon déposer nationalité te fekk yow def nga par exemple benn formation ASA wala OS yow bokkoo si
parce que yow déjà supérare nga parce que kuy dem ko bay def ASA wala OS déjà yow dégg nga italien ba yaa ngi def concours boo xam ne day kii donc yow bokku si ki am terce média aussi bokku si parce que kooku dépassé na certificat est-ce que dégg nga bii woon bi daal benn niveau bu baax la boo xam ne vraiment boo mënee wax nag soo mënee dégg tuuti rek wala xam tuuti italien élémentaire demee ni comme test sur carte de séjour bi c'est la même chose carte de séjour bi dem naa ci test ba toog dañ leen di jox benn test maman wala ñaan au restaurant lañ leen di jox voilà y a un restaurant nangam mu pare na leen wax la poser la question lu ñuy lekk ci restaurant ba fu restaurant ba situé nga ñu xool ndax yow capturé nga yooyu quoi jeex na loolu mooy affaire bi nga xam ne moo nekk ci nationalité bi muy coppite yi nga xam ne moom la ci indi mais beneen bi nga xam ne yeneen li mu ci indi te mu gën a garaaw ma waxaat ko fii moo di ne moom ci boppam ministre léegi nationalité moom daf ne nationalité daf ne du billet théâtre du billet Luna Park loolu li mu ci jublu mooy daf ne nationalité bi nekkul am po du lu ñuy foyee léegi nag mu ne kun koy jox te nationalité si ñoom ci seen loi italienne dañ ne nationalité c'est pas un droit du ab droit xam nga ab droit moom ngay mën a kaas moom ngay mën a wax boo liggéey ñu négaaral la droit bi wala ñu violer droit bi nga attaqué ko au niveau de la justice mais nationalité ñoom dañ ne c'est pas un droit dañ ne ak jagle la dana noonu un diritto mais un consenso maanaam lu la jox la te ki ñu koy jox ñu ne da ko war a mériter donc mériter ko mooy waroo am yenn yoo xam ne waroo cee bokk da nga doon nit koo xam ne daal da nga war a polito comme ni ñu koy waxee ñoom nit koo xam ne daal nit ko amul benn problème la ak yoon exemple léegi nag d'ailleurs loolu nag moo tax ñoom dañ ciy profité wu ña doon am nationalité ñun ñi nga xam ne yàlla dimbali ñu am nationalité mais léegi pour nga am nationalité c'est un véritable parcours de combattant parce que tey lañ doon accepté parce que bu demee ba nga xam ne ñoom léegi dañuy xool ndax kii mas na fi am problème temps yi rek sama benn copain ndeysaan dañ ko déposé na di xaar pendant ñetti at ak genn wàll mu yaakaar ne amoon yaakaar muy bañ ko envoyé rejeté que ne ko non rejeté na seen nationalité bi li tax parce que yow xoolal loo xam ne 99 la ñu ne ko 99 ci géeju Rimini gi ba nga doon jaay da nga fa doon dóor da nga fa doon xëccoog ay policiers ba daana leen ba kenn ka amoon ci ay gaañu affaire yi xoolal loolu lañ ko négaré nationalité bi parce que dana ko loolu nga defoon ab réaatu la woon parce que da nga def résistance publique officielle comme ni ñu koy waxee résistance à agent dans l'exercice de ses fonctions gis nga te yooyu am na ñu nga xam ne daan am nationalité ci lu mel noonu fii ñi fi am nationalité laajal tey moodu yi suñu mbokk yi laay mën a wax parce que moo ñu concerné ñaata moodu fi am nationalité yoo xam ne luñ defatuk policier amu fi ci réew mi surtout suñu mbokki jaaykat yi parce que ñi fi njëkk ay jaaykat lañu woon donc ñooñu amoon na mais léegi moom loolu dëkk cee dugal te aussi mu teg ci dal ne nationalité bi léegi kudd bi bu njëkk ba kudd bi da nga daa dugal par exemple at mi ci 3 kudd yi nga dugal at mii at amoon nga 12000 bii amoon nga 8000 bii xëy na liggéey bi demutoon noonu nga am 6000 ñoom dañ naan wax comme na daal liggéey bee demee nii moo tax mais comme amoon na fii nangam amu fi nangam amat fi nangam léegi nag moom waxul loolu dafa jël benn somme teg ko na somme bi duñu ko wàcc soo ko amul mooy wane na yow waroo ab nationalité duñ la ko jox da lay dina nag sa résultat dafa baasoo te bu njëkk ba dala daa wax ne résultat dafa baasoo boo wanee ne maa ngi liggéey léegi am naa contrat indéterminé wala contrat bi ma am kat yaakaar naa ne bu at mi jeexee danaa ci am loppali nekkatuñ ci loolu ñoom dañ koy rejeté purement et simplement bu njëkk dana laa bind na la jox la aviso na la pour nga rectifier wala nga corriger mais léegi corriger ak rectifier duggatuñ ci loolu moo may na même léegi jigéen ñi par exemple da ngay jigéen koo xam ne ba muy dugal nationalité ba mu ñëwee fii dafa amoon par exemple permis de séjour boo xam ne ma jox un exemple pour ñu comprendre da ngay tudd Marème Ndiaye boobu ci nga am carte d'identité ci nga am codice fiscale ci nga am sa permis de séjour sa carte de séjour te aussi ma leeral ne nationalité mën nga koo dugal sans carte de séjour xaala wala xiilu boole wu leen nit mën na fee ñëw nekk ci dëkk bi def fi 10 ans amoo carte mën nga dugal nationalité séjour rek nga am te amagoo carte dama nekk duul ne nationalité duul ne boo ko dugal day fekk nga am carte non mën nga bañ a am carte am séjour dugal am nationalité mais na fekk ne def nga fi 10 ans de résidence rek ñoom loolu moo leen intéressé ci foofu loolu mais légal yoonu ko ak carte bi yoonu carte bi nekk aussi donc may wax ne ci kaawu femme yi léegi itam mu ngi fiy bëri femme yi da ngay gis benn femme day ñëw tudd Marème Ndiaye am ko ci carte d'identité am ko ci permis de séjour nam léegi nag Marème Ndiaye moomu di dugal nationalité fekk moom passeport bi mu yor dañ cee bind Marème Ndiaye épouse Diop Sénégal ñun dañ koy def fekk na diggante bi moom am na jëkkër léegi nag mu yut passeport ñu ajouté ci turu jëkkër ci xam nga Sénégal dañ koy def moom ñu bind Marème Ndiaye épouse Diop moom bu déposé nationalité bu njëkk boo daa déposé nationalité préfecture dalay wax ne demal si sa consulat mu wax parce que fi ñun dañoo gis fii ñaari nit parce que fii Marème Ndiaye rek lañ gis fii dañoo gis Marème Ndiaye épouse Diop
comme nag dañoo gis loo xam ne da cee bokk da ci ajouté te nekkul ci kayit yi bëgg nañ xam ndax madame Marème Ndiaye épouse Diop mi moom Marème Ndiaye mi benn lañ. ndax du ñaari nit daal. ndax du ñaari nit bu ko defee léegi yow da ngay dem consulat ba consulat bi moom bu jëlee xool day bind rek maa ngi déclaré na Marème Ndiaye nee la nangam est égal à Marème Ndiaye épouse Diop parce que date de naissance yi yëpp benn la bu léegi nag loolu nga daa def corrigé ko ñu dem moo tax may wax suñu mbokki jigéen ñi ku ci déposé nationalité te fekk na yow sa passeport da nga dafa am sa tur plus sa turu jëkkër te si yeneen kayit yi nga am yëpp sa turu jëkkër nekku si bala ngaa déposé demal consulat wut certificat de conformité bii wane ne personne bii ak ki na mooy madame nangam c'est la même personne nga boolaale ko ci demande bi nga xam ne boo ko dugalee ñoom dañu wax ne bu ñu xoolee ne effectivement am na lu wane ne kii mooy kii dafa am jëkkër rek ñu def ci turu jëkkër ji mais moom c'est la même personne sinon dañ koy rejeté am na ñoo xam ne dañuy rejeté bu njëkk dañ lay wax ne ñëwal nga corriger ko ñëwal nga indiwaat lu wane ne nga defaraat ko mais léegi dañuy rejeté te rejeté mooy la nga dugaloon yëpp ñàkk nga ko te si daf ñoo am ay pièces yoo xam ne day am ay délai par exemple ay casier judiciaire bi day am ay délai extrait bi plus de bu dépassé 6 mois da nga wut yeneen donc mu yàqalaat la quoi donc yooyu tamit bëggoon naa wax nit ñi ñu di ci may xel bu baax a baax ci bu ñuy déposé nationalité. waaw su loolu weesoo toujours rek mu ñu resté toujours ci li nga xamante ne mooy nationalité yi. parce que am na ñoo xamante ne dañuy déposer pour am nationalité mais dañ leen di rejeter ci yenn cas yi par exemple comme koo xam ne da nga am sa soxna au niveau du Sénégal nga jékki-jékki amal beneen soxna fekk yow ki nekk Sénégal moom nga njëkkoon déclaré fii que comme exemple nga ne Sophie Dior sama soxna la mu ngi Sénégal nga jékki-jékki di déposer nationalité ñëw de fekk amaat beneen jabar. dugal turu kooku est-ce que loolu du la yàqal dara. waaw léegi foofu dafa nekk benn situation boo xam ne conséquences yi mi ngi nekk en aval xam nga dañuy wax lu ñu tuddee en amont am en aval nit ki mën na nekk fii nit mën na ñëw nekk ci dëkk bi jël certificat de mariage yu première femme am ñëw dem ci état bi muy liggéeyee joxe ko fa ak i doomam loolu lan mooy njeexital la mooy pour ñu wàññil la ay taxes. moom lañ tuddee toujours moom la ñuy moom nga tuddee détraction fiscale maanaam nit ki am na njaboot am na charge ñu ne kii kat am na charge kon nag bu ñu ko daan dëgg téeméer nañ ko dëgg juróom fukk ndax juróom fukk yi dana xaj ci njaboot gi moom lañ tuddee détraction fiscale nga jógee Sénégal nga ñëw nga def loolu te ñun ñëpp def nañ ko muut yëpp def nañ ko ñëw di liggéey da nga koy def même liggéey fa ngay liggéey da ngay indi say livret de famille ak yëpp pour que ñu di la wàññi ak li ñuy fay xale yi moom li ñuy wax bon kooku ba mu ñëwee fii muy dugal nationalité buy dugal nationalité man du conséquence bi du amagum mën naa dugal nationalité parce que buy dugal nationalité am na foon lay waxee bindal jabar am na fu lay waxee nga bind sa turu jabar bu dee sama jabar mi ngi fii am na ñoo xam ne bu dee nekku fi doo ko bind bu ko defee yow doo ko bind doo bind say doom doo def dara da ngay bind remplir yow sa bopp yow yaay wut léegi nga dem ba am sa nationalité nga boo déposé loolu même bu fekkee ne am nga beneen jabar tamit nationalité bi loolu moom yoonam nekku si parce que loolu feeñagul gisagun ko xamagun ko mais bu sa nationalité génnee ba pare comme ni gars yi di def léegi am nga nationalité ba pare léegi nag yow fekk yow déclaré woon nga sa première femme si d'état bi léegi yow am nga nationalité comme ni ko Modou yi defee suñu mbokk yu bëri nga ne man damay invité sama ñaareel bi léegi comme aaw bi moom du ñëw dama koy béy Sénégal moom damay indi sama ñaareel bi laay invité nga invité sa ñaareel ba léegi ba léegi yoon laalugu la léegi yow italien nga déjà yóbbu nga woon certificat de mariage fait si d'état bi xam nga d'état bi certificat de mariage nga fa yóbbu woon nga ne da ngay invité sa ñaareel te ñaareel bi boo koy invité luy wax ambassade na sa jabar la certificat de mariage la xam nga yow kon yaa ngi nekk italien yaa ngi indi ñaari document extra déglu leen baax li ma wax c'est très important suñu mbokk yi dañuy def dañuy seet li ñuy neex ñu di ko def mais duñ seet duñu rendre compte est-ce que li ñuy def lan la yaa ngi ma dégg li wax xam nga da ngaa indi te tubaab yaa ngi dégg yàgg dañu ko wax ba nekkee gone ba léegi tubaab moom kayit la xam indi nga benn effectivement indi nga benn certificat de mariage yóbbu ko ci fi ngay liggéeyee na leen Sophie Ndiaye Sophie Dior mooy sama jabar mi ngi nii ak i doomam jox ko ëllëg sama am nationalité ne damay invité Ndeye Ndiaye pour mu ñëw te Ndeye Ndiaye bu demee ambassade dañ koy laaj na ko da ngay indi lu wane ne ki la invité mooy sa jëkkër xam nga loolu c'est très normal te loolu lu koy waral mooy lan
mooy certificat de mariage. Effectivement Ndeye Ndiaye dem wuti certificat de mariage ñu bind ci turu waa ji ah ambassade comme moom dara jaaragut ci moom foofu ci yow lu ci jabar moom da koy jox visa parce que nag moom it bu liggéey day xam li tax ma jox ko visa mooy jigéen a ñëw indi la ma lëkkale la tax ma jox ko dafa indi certificat de mariage boo xam ne moo ak citoyen italien bi ne Italie ñoom ñaari ñoom ñooy sëy moom la ma indil ma jox ko visa moom mu jox ko visa nag jox la visa et puis ndaw si ñëw ba léegi problème du amagum ndaw si ba mu ñëwee waa ji yóbbu ko police ñu wutal ko kayit séjour fa bene ba léegi problème am feeñagul mais nag problème baa ngi commencé feeñ ci ndaw si bu ñëwee day dem ca commune ba yàlla bu fekk nag waajee certificat de mariage ba nag enregistré woon na ko ca commune ba loolu moom bu ko defee rek foofu la coow li commencé ñëw gis naa ci benn cas waa ji dafa dem na commune bi léegi dindi leen kii ngeen def si kii gars yi dañ ko xool na ko mais yow ma ne waa ji woo ma téléphone dafa wax la li ñu dindi kii def ci kii ma ne ko est-ce que ba nga wax dugal leen ci kii da ngaa ñëw ne leen dugal leen ci kii ñu dugal ko si ma ne ko ba nga ñëwee ci commune bi da ngaa ñëw ne leen dugal leen Ndeye Ndiaye rek ñu dugal Ndeye Ndiaye wala da ngaa joxe li tax ñu war a dugal Ndeye Ndiaye ma ne waaw man kat maa joxoon kayit ma ne ko waaw kayit boobu nag la wax kon soo bëggee ñu génneen Ndeye Ndiaye da ngay indi luy génneen Ndeye Ndiaye te mooy divorce wala mari d'Italie wala ngeen di certificat de mort wala nangam wala nga xam nga waaye nag doo ñëw rek nga génne leen ki dugal kii suñu wax jooju dafa yomb loolu Sénégal gee la yem nee leen ba léegi ñun suñuy bagage ak bagage tubaab bi bokkul donc ma continuer sama raisonnement waa ji ñëw na nan jël na enregistré ko ci commune bi donc ndaw si ñëw na ñu dem defal ko lépp mu dal di toog nekk ab ñaareelam toog yàlla may ko fi doom sa waay dem te booy dugal 730 li may wax ñu may dégg 730 ki nga déclaré ca d'état ba mooy génn ndaw si am doom ñu la dugalal assegno familiare nga dugal assegno familiare rek boo dugalee assegno familiare nag foofu la finance di xaar parce que état genn gafaka la am mooy le trésor mooy IMS comme ñun nañu koy wax parce que c'est le principe de l'unité de caisse économiste yaa ngi may dégg état genn gafaka la am mooy trésor public fii tim mooy IMS bi moom mooy gafaka état bi IMS ñëw nga dugal assegno familiare yi mu bés gis Moussa Ndiaye gis Ndeye Ndiaye gis Ndéla ñu daal di taxaw te yow nga nekk un italien du am ñaari jabar non seulement yaa ngi def nga délit te bu leen loo fa mas a jël ci xaalis bu la neexee tey dañ lay woo nga di ko fay te moo di xamuñ yooyu ñu ngi def lu leen neex soo waxee ne dund wuyu dañuy xaar nag bu bis am ñu doog a revenu mais dafa am loo xam ne am xel da koy nangu te man wax na leen soo xasee ba am nationalité ci réew mi maag yow mën ngaa wax ne man sénégalais bu am nationalité mën nga ma ko wax man mais devant italien bi xam nga lu mu xam tu es un italien à part entière amul dara même boo ñuulee parce que moom kayit bi moo ko intéressé kayit bi mooy wax ki nga doon ci moom dès l'instant que italien nga da lay traité italien à tous les effets loolu dafa am importance te ñun suñu mbokk yi malheureusement dafa mel ni dañuy seet dañuy def lu ñu neex mu ngi fi indi ay problèmes yu bëri ci yu mel noonu donc lu ñu war a def attention wu noonu. waaw leer na moom je pense que dinañ dégg waxtaan bu baax te dinañ ci def attention bu baax a baax mais bëggoon naa xam tamit bon toujours dama siy waxtaan toujours li nga xamante ne ñi am nationalité ñan lañ war a mun a indi ak ñan lañ warul mun a indi. waaw xam nga ci loi italienne dafa distinguer ci famille dafa distinguer ñaari cas ñi mu tuddee familiar yi maam sa famille. ak ñoo xam ne leen tuddee ay parents famille mu ne mooy kan mu ne mooy sa ndey jëla jur sa bay jëla jur sa jabar ak sa doom ñooñu la wax ne ñii mooy sa famille moom lañ tuddee familial yi léegi mu ne kii di sa mag moo xam ku góor ku jigéen wala sa rak wala sa cousin yooyu ñooñu da leen tuddee ay parents parenti leen tuddee parenti ñooñu bokkul ci famille bi mooy ndey ak bay jabar ak doom loolu mooy famille ci Italie ki am nationalité nag ñu ne ko pour famille koo ci invité mu wane la leen lëkkale maanaam grade de parentale bi wane kayit yi wane ne yow nga invité sa bay yow nga joxe sa extrait de naissance foofu yow yaa koy joxe ñu gis ne extrait de naissance bi kat Massamba Diop mooy sa papa te Massamba Diop indi passeport am xam ne moom mooy sa bay boo ko invité dañ ko c'est automatique dañ ko jox visa soo invité sa yaay saa nekk naka noonu dañ ko jox visa soo invité sa jabar dañ koy jox visa boo invité sa doom dañ koy jox visa moo xam majeur la na am 50 ans man naa am 70 ans am nationalité su ma invité sama doom ji am 60 ans dañ koy indi waxin la pour wax la ne doom ji la ñuy xool ñoom leen intéressé du at bi mais légaame bi leen boole yàgg sa doom bi
donc bu ko defee ñooñu da leen loolu ñoom seen visa c'est automatique ñoom dañuy ñëw léegi nag kii di sa frère wala sa sœur ñooñu ay parents lañ ñooñu invité leen du automatique si ñoom lay dépendre loolu nag foofu loolu la tuddee pouvoir discrétionnaire foofu nag ambassade bi mooy xool ci xool ndax kii kat demul pour immigré ji wala nangam ak nangam donc c'est pas automatique am na ñoo xam ne ñu ngi déposé am chance ñu indi leen ñu yox leen ñu ñëw parce que xam na ne bu ñëwee day am kayit xam na ne moom bu ñëwee day am kayit foofu tim ma di fi leeral dara dafa am ay cas yu ma ko gis nit yow nga am sa frère mu am visa France mu dem France ba pare jógee France ñëw nga ne da nga koy dugalal kayit fii parce que effectivement sa frère la Bergamo boo ko fa déposé ñu rejeté ko parce que dañ lay wax ne la su fekkoon da nga koo indi pour nga defal ko kayit day am visa bu ko ambassade Italie jox mais la ko wutloo visa France Italie tax ko jóg comme di ngeen wax bi may wax ñoom seen raisonnement dañ koy ñoom it dañuy wax ne mënuñu concevoir moom mu bëyi fa ambassade Italie wuti visa ambassade France ba dem France ba pare nga ñëw nga naan nag na ñëw ñun waa Italie ñu di ko jox kayit ñoom duñu ko nangu Bergamo lay wax de ñoom duñu ko nangu donc moom daal bu jógoon Gabon waaw Gabon pays africain la mais xam nga aussi il faut ñu xam ne état yi aussi entre ñoom dafa am yu xew seen biir ku nekk da ngay bañ aussi di wane ni nga mel donc France aussi Italie yi day wax ma it du ma nekk fi nekk mbalitu France si waxin daal maanaam il faut ñu déggante fi may waxee te loolu aussi dafay raisonnable donc loolu tim nit ñi war nañ ci def très attention donc yu mel noonu sa frère aussi li ma koy wax aussi wala sa yaay bu ma jabar ak doom daal lañ ci exclure mais même sa yaay wala sa papa soo leen indee soo leen dugalee kayit dañoo war a toog ba jot seen kayit mais gis naa fi ay cas koo xam ne dafa indi yaayam dugalal ko kayit yaay ji na day seeti ay doomam ci beneen dëkk ci Europe mais dafa ñëw ñu ne ko du la jox kayit bi ban ñëwee fekkun fa yaay ji ca kër ga te police locale day ñëw ci kër gi di vérifier ndax ma nga fa wala nekku fa ba mu ñëwee fekkun fa yaay ji dañuy def seen signalement joxe seen rapport police négaré ko séjour bi na ko nekku fi parce que yooyu kayit dañ il faut sa frère loi bi dafa wax ne mooy kan dañuy wax ne étranger la boo xam ne dafa ñëw dëkk mbokkam bu am nationalité fino il seconde grado kon dëkk bi daf ci am solo dëkk bi daf ci am solo même am na sax wax la tey am na ay Sénégal am na si ma jox kaa yooyu ay Sénégalais yoo xam ne da ngay marié tubaab mu defal la séjour nga di ko renouveler même boo koy renouveler ñoom dañuy ñëw xool ndax yaa ngi convivre ak moom ba tey suñ dikkee nekkoo fa dañuy négaré séjour bi parce que séjour bi li la ko jox mooy lënk-lënkoo bi nga nekk ak tubaab bi di sëy ak moom moo tax ñu jox la ko. ok loolu c'est clair mais soo indee sa frère wala sa sœur ni exemple séjour bi ñu koy jox séjour 1 an la wala dañ koy jox séjour quelque temps. sa frère moom mënoo ko jox nationalité pour mu leer. sa frère mënoo ko jox nationalité yow ki nga mën a jox nationalité xam nga léegi yow boo amee nationalité. waaw ñi fi fekk par exemple bu fekkee sa doom mu nekk mineur day am nationalité automatique. su fekkee ne yow da nga am nationalité ba def juróomentu bi nga doog a indi sa doom bi bu ñëwee dañ koy jox séjour carte séjour dañ koy jox boo xam ne doomu italien la yoon ne kii kañ lay mën a am nationalité ñu ne bu fi defee 5 ans de résidence bu déposé ñu jox ko comme ñëw na fekk bayam am nationalité ba pare te fekk ko fi ba bayam di def juróomentu bi fekk ko fi pour mu dañ koy jox carte de séjour pour ne carte de séjour doomu italien la waaye nag bu fi defee 5 ans moo xam majeur la moo xam mineur boo xam ne ba bàyyam di am fekk ko fi dana mën a déposer ñu jox ko dana mën a déposer pour ñu jox ko nationalité. mais mun nga avant nga di jurement est-ce que mun nga fexe indi say doom. waaw léegi nag moo tax toujours ñi nga xam ne dañoo dugal nationalité. nga dem ñu wan la ne léegi mu génn wala des na nangam bu desee boo xamee ne yow ci yaa ngi ci at mi nga xam ne yaakaar nga dana ci génn ñu bëri dañ leen wax ne defal reconnaissance familiale bi nga indi ko mu fekk ko fi. nga xam ne bala ngaa def juróomi rek fekk moom bu duggsee ak visa bi rek ba nga xam ne parce que visa bi dañu ciy bind motif familial yi donc su duggalee ak visa bi ba nga dem préfecture ba jël fa rendez-vous rek déjà commune bi déjà ñoom te da nga koy dem ci da ngay dem ci commune bi wutal ko fa hospitalité comme ça commune bi dana xam ne kii ak njabootam ñëw na am na commune yoo xam ne sax da leer ne indil ñu photocopie passeport yi ñu photocopie ko téye ko bu ko defee ñoom ñu xam ne
kii ba ngay def ak juramento sa njaboot ñi parce que ñun Bergamo man ba may nationalité ñun Bergamo booy am nationalité suñu la ko joxee rek police municipale day ñëw ci kër gi bu ñëwee ku muy ñëw moom jabar ji moom du ko faale bu ñëwee na sa doom yi mi ngi ci sat familial bu ñëwee moo la ana ma Samba ana ma Demba ana maam Jaara ana nangam nga wan leen même buñ jàngee dañ lay wax ne tel jour indil ma leen yóbbu leen commune ba parce que dañuy bañ ne ma nga Sénégal nga bàyyi am na ñoo xam ne seeni doom am nañ carte de séjour waaye Sénégal la nekk bi ñuy am nationalité fii seen doom yi am nañ carte mais seen doom yi joxuñ leen nationalité parce que nekku fi parce que loolu dafa am solo parce que ñu nit aussi il faut ñu xam ne séjour bi ñuy joxe ak carte bi nee na joxewul ko pour nga toog Sénégal ñun comme neex nag bu la neex nga jël sa doom may ko sëriñ ba yóbbu ko daara ja yaa xam loolu du yoru kenn chacun est libre mais nangul ne ñoom it dëkk bi nga ne ñoom it dañoo am seeni loi ne loi bi nii la war a doxee ku ci bëgg ku bëgg a nekk ñun d'accord ñun da ngay topp ci li nga xam ne moom leen tëralee loolu tamit mu nekk lu am solo loo xam ne nit ñi war nañ di ko sóor. merci beaucoup monsieur Tall heure bi jeex na ba pare ñu bàyyi la rek nga wax sa dernier kàddu. waaw xanaa di kontaan rek vraiment comme ni ma ko yàggee def rek vraiment yi mel nii day am solo di dikk toujours di leeralal nit ñi parce que man léeg-léeg damay poser question di wax ne xëy na nit ñi dañoo xamul loolu day nekk benn excuse boo xam ne man pour man c'est moindre parce que damay wax ne mënoo nekk ci am réew am foo war a dem pour xam nga ne doo dem pour xam ba mu lay julal ay loraange wala mu lay julal yeneen yi man yaakaar naa loolu war nañ koo éviter boo nekk ci ab dëkk comme li may faral di wax. du xel nga ñëw même bu dee yow dong à plus forte raison sax nga am fi njaboot nga bëgg a def une vie solitaire maanaam dëkk yow kese man su ma déggee ab Sénégal nan non man kay Sénégalais maa ngi def ñu ne ma ne la yaa ngi def erreur da nga war a dem ci daayira yi daayira yaa ngi fi association yaa ngi fi nga dem ci ñooñu parce que keroog suñu assemblée générale yaa ngi koy déglu ba ko benn waaye di souligner naan ay ñoo xam ne dañu ne ci mbedd mi di tëdd ci mbedd mi xam nga suñu ko waxee nit doomu aadama rek la nit au fond de toi-même sa cœur da nga am looy yëg da ngay wax ne ay waa ji loolu dafay yërëm loolu dafa lii mais da nga war a poser la question de savoir pourquoi ces gens-là ont fini dans la rue da ngay poser question pourquoi ñooñu di fanaan ci mbedd mi parce que nag dama mës a dégg benn mag mu ne ma gis nga doomu aadama su fekkee ne ba nga juddoo nekk gone ba ni ngay nekk mag loo am yaa ngi koy bokk ak nit ñi di dem ci nit ñi soo demoon ba kenn mun laa yor yàlla dana la yor dana am Sénégal ñun ñëpp ku ci nekk xam na ko am na ci doom da ngay dem ci ay koñ fekk fa benn mag mu nekk ci ak kër ñu ne la kii da góor gi moo ko ñëw rek def ko comme bayam téeku am na wala amul ñu ngi ko fiy gis muy góor di jigéen parce que kooku di fay wutoon ko ne maanaam doon na liggéeyal la taxoon tey ñu di ko fay lii ñu koy fay mais soo nekkee ci dëkk bi nga dem ñu ci ëpp parce que dëgg il faut ñu wax parce que ñun ay réalité la ñuy gis dañuy dem ba mu ëpp leen doole ñu doog a ñëw di wax nga ne ci dëkk bi doo dem bu la ñoom Augustin di woote nga ne yow doo dem bokkoo ci dara doo cotiser ci dara ñi ngay dégg ñëpp ñuy dee ñaan ñi ngi xëy ñi ngi leen di ketal ñi ngi leen nangam mais suñu doon dem ca daayira wala di bokk ndërëm soo am di ko bokk ak nit ñi nga def rapport boo dee nit ñi duñu am lu la mën a yóbbu mais duñu ko def da ngay nekk def sa vie solitaire topp sa li la neex sa bakkan te kii ni ko mag ñi waxee ne dañuy wax ne bakkan du mbaam mais boo ko téyee wàcc rek mu dalay wangeetu dalay sànni donc nga ñëw nga topp kii ci ñu ci bëri nag am fi ay gëlu tubaab je n'ai rien contre personne comme neexaa sa ville nga am sa gëlu tubaab doo wax ak nit ñi boo ko see sax doo ko nuyu nga dem ba jamono soppeeku gëlu tubaab bi génn la ci biti fan nga jëm du da ngaa beddi woon ñëpp ba faaliwoo kenn mais mooy dal ñu ci bëri parce que nag boo demee ci nit ñi rek am na yu bëri yàlla da la ciy musal parce que wala fay wax ne ku wéeruwut ci dara da ngay yomb ba max c'est important nit mooy garabam mbooloo mooy yërmande doomu aadama da ngay dem ci nit ñi nga toog ci nit ñi lu xew fekk la ci nit ñi yàlla mi bind wax ñu ko di ko wax ñi di ko dégg wax ko ci alxuraan wax ko lépp foo toog ñu dina ko wax mbooloo mooy yërmande tubaab na la l'union fait la force mbooloo mooy doole waaye foofu laa jeexalee waaye Youssou Ndour dégg nga ko bëy moom day andi ko bëy rek ba mu ànd ak la cere rek loolu kese la da ngay mën a am ci da ngay ndax ñaari yoon yi rek fi nekk njool màkk njool manki soit da ngay nekk ci njool màkk yàlla dina dimbale wala nga dem ci njool manki loo fa gis ku nag lii olof naa naan ku amul kilifa jinne yilif la di gërëmaat di santaan ñëpp di wax ne yàlla nañu yàlla may koor gi ñu dugg nañ ci bismillahi rahmaani rahim yàlla nañu may ñu jeexal ko ci alhamdulillahi rabbil alamin di leen ñaanal vraiment Diaspora Vision yàlla yóbbu ko ci kanam
parce que lii nekk na waxtaan wu am solo woo xam ne toujours rek pour doomu aadama yi tax ñu di ko def waaye nag li gën a am solo rek mooy comme li ñuy wax Samina waa tey naa mooy da ngay dégg ba pare topp yàlla nañu yàlla may dégg ak topp. merci beaucoup monsieur Tall kontaan nañ trop teewaay fii tey nag dañ doon recevoir ki nga xamante mooy monsieur Tall Mamadou Tall du juriste di liggéey Bergamo ci officio immigrati képp koo xam ne rek bëgg nga am contact am tamit soo demee foofu di nga ko jot ba soo ñu woowee aussi dina la mën a jox yenn renseignement ñuy bëgg lool ci moom tamit di ko remercier aussi te di ko baalu àq ci weeru koor bi te yàlla may ñu fekk ay déwén maa ngi remercier bu baax a baax téléspectateurs Diaspora Vision yëpp di may remercier tamit ki nga xamante ne moo nekkoon ci technique bi mu monsieur Moustapha Seck merci au revoir à vous.